ñeel coowal Petro-Tim bi ak Aliou Sall ñu dégg nag kàddu yi nga xamante ni ma ngay jib boobu ba tey procureur nag mi ngi sàkku ci képp koo xamante ne am nga xibaar yu leer na nga yegg nag ba division des investigations criminelles nga waxee ko fa. Gannaaw loolu procureur waxi tamit ci faatuk Fallou Sène di étudiant boobu ñu rayoon ci université Gaston Berger bu Saint-Louis nee na nag loolee daal sas na gendarmerie ñu topp mbir mi ba mu jeex tàkk. Jano bi ak taskatu xibaar yi dañ ci ànd ak Habib Faye. gannaaw ay waxtu ya ñu toog di xaar ci biir salle conférence googe procureur de la république noonee la tëll ak njàkkare ci ni journaliste yi bëree ci ay gëtam mu fas yéene yéey yàbb ci mbir gi ñëpp doon xaar muy mbiru Aliou Sall ak BBC. dañu war a ubbi enquête boo xam ne du bàyyi kenn du bàyyi dara lu mën a tax sénégalais yi xam dëgg gi ci mbir mi. ci boobu léegi mbir moom Serigne Bassirou Gueye ne ibbi nañ ab l'enquête te itam muy woo képp ku yore information goo xamante ni mën na leen xeetali. maa ngi woo képp koo xam ni xam nga dara ci mbir mi moo xam loo ci xam la moo xam document boo ci yor la moo xam information boo ci dégg la nga dem ci chef de la DIC ak ay enquêteurs am dinañ la déglu parce que li ñu bëgg lépp te kilifa yi bëgg ko te yéen Sénégalais yi aussi ngeen bëgg ko mooy mbir mi leer. ci mbirub Fallou Sène moom l'étudiant boobee ñu boom procureur bi ne jébbal na ab demande d'ordre de poursuite ñii di waa gendarmerie. dossier boo xam ni dañu ci am lu ñu tuumaal militaire boo xam ne dafa nekkoon ci wàllu liggéeyam su amee charte yoon daf ñu teg ni am na yeneen mbir yu ñu war a def yoo xam ne day yokk ci li nga xam ne moom lañ daan def bu doon dossier bu melul noonu mooy li nga xam ne ordre de poursuite la boo xam ne dañ ko war a jot mu jóge ci kilifay gendarmerie yi loolu nag biñ ñu yónnee dossier bi jël nañ temps bi nga xam ni moom la njàngatu dossier bi ak saytu dossier bi laaj. coowal 94 milliards yi Serigne Bassirou Gueye dëggal ne moom jot na ab plainte bu waa parti bii di Pastef te ci boobu léegi mbir dina xaarandi rek assemblée nationale di pencum ndawum réew mi ñu jeexal seen l'enquête gi ñu tàmbali. ni mu ko waxee woon ci ponk xibaar yi lu jëm nag ci faatu étudiant boobu di Fallou Sène ca université Gaston Berger bu diwaanu Ndar ay ñooñam nag ñi ngi sàkku rek mbir mu gën a leer naam sax ay kàddu tukkee na ci procureur ñoom nag bëgg nañu yëfi daal ñu baral ko ndax lu leer nañ la ñuy laaj ci faatu googe ma ngay bëgg a yàgg te ba nëga ni xamuñu lan moo xew dëgg ñu teewlu ñenn ca ñoom ci micro Seynou Diop. ñëpp xam na ni étudiants yi li ñuy gën a kaas ci biir université Saint-Louis mooy que dossier Fallou Sène bi justice mën ci prononcé wu kon alhamdulilah tey ba nga xam ne procureur mën na loolu et nous attendons vraiment ñi ngi xaar bu baax nu mu gën a gaaw. li xaar mooy maanaam acte bu ci topp donc rapport bi bu ñu ko jéewalee ñoom daañu toog xool léegi acte bu ci topp donc comme mbiru militaire la am na acte bi nga xamante ne peut-être c'est spécifique au militaire donc bi ci topp ñu ngi koy xaar fii ba suba incha allah. mais lu si mënti dem rek bon initiative bi maanaam lu rafet la. et puis ce qui mérite d'être fait je crois mérite d'être bien fait mais daam ñu gën ko defal maanaam waaw def ci fulla. procureur bi def na déclaration wax ne justice dinañ ko def ci mbir moomu noonu d'ici demain donc loolu nekk li nga xamante ne wax dëgg yàlla dañ ciy kontaan di ñaan borom subhanahu wa ta'ala yaa na nekk li nga xamante ne donc dafay mat sëkk comme ni mu ko waxee. gannaaw kàddu yi tukkee ci procureur de la république muy wax ni nag ku am xibaar daal na nga yegg ba ca dikk waxee ko fa ci mbirum nag Petro-Tim ak Aliou Sall loole nag Abdoul Mbaye moom gisu ci sikki sàkka moom ak ki ñooñam nee nañ nag daanu def seen kéemtalaay kàttan ci wàllu woowee waaye nag yëf yi daal gënoon naa mën a yomb bu fekkonte ne fekkonte ne kii di Aliou Sall kon nangu na rek daal di kon déposer ab plainte am Abdoul Mbaye ñu teewlu ko ak Mouhamed Lamine Ndiaye. li nga xam ne procureur wax na ko moo gën neen lii nga xam ne procureur wax na ko yéex na lool yéex na ndax moom lañ doon laaj ñetti at ca gannaaw bi ñu bindee président de la république ne ko mbir am na ci biir pétrole ak gaz du Sénégal mbir am na ci biir Petro-Tim jógal oote enquête jëfu ca dara ñu bindaat ko jëfu ca dara ñu soog a bind procureur février 2018 defu ca dara kon lii bu amee dëgg la gënaluñu dëgg la yéex na lool waaye ba tey ñun kay dinañ bind dik la wax ne nañ ko bind dinañ bind dik
ne ko am na loo xam ne yor nañ ko ne na nga ñu jox rendez-vous noonu ñu ñëw mën a waxtaan ak seen i enquêteur. Aliou Sall bi mu ne dinaa porter plainte yàkkamti nañu woon dañ ko yàkkamti woon ndax ni ma ko waxee sànq bu indi woon citation directe kon mbir mi dina gaaw waaye war nañu jàpp itam ne enquête bii niñ ko indee defar na affaire am gën na ci moom. Aliou Sall nag ak kalaame gi mu bëggoon rek daal di déposer ab plainte gannaaw tuuma yi ñu teg ci ndoddam mu dellu ca gannaaw bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy xelal nag wax nañu rek li ko waral bokk na nag ci li ñu ne jëruñ ji nga xamante ne nii nag moom la ñu dénk wàllu yoon fii ci Sénégal dafa sàkku rek ci procureur général mu ubbi ab enquête ci mbir mi Mamadou Fall moo ci dikk ak ñun. Aliou Sall dootul porte plainte BBC ni mu ko jàppee woon. loolee ki nga xam ne moo di avocat nee na nag procureur bi nga xam ne dafa dugal loxoom ci dossier yi tax na ba loolee mënatul nekk moonte day ministre de la justice ak président de la république ñoo waxoon affaire privée la affaire privée tey ji indi procureur daal di dugal loxoom ci dossier bi. ba nga xamante ni plainte bi Aliou Sall namoon du ko mën a def maître Mouhamadou Moustapha Dieng yokk ci communiqué bi ni mbooleem action judiciaire boo xamante ni danga ko door. dëppook procureur dugal ci loxoom ci mboomu la dossier dafay mujj rek paralyser sa bos avocat bi ne waaye jamono ji tembe la ñuy def moo di daal di jagleel BBC li nga xam te ni moo di réclamation ngir mu saytu bu baax enquête boobu lay ci wàllu information ba xam journaliste bii di Mayni Jones ba mu koy def teg ne ko ci yoon ndax respecté na li nga xam te ni moo ŋànk métier boobu lay mu yokk ci ni BBC faw mu tontu moom avocat bi li mu xam la rek moo di mboolem réclamation yooyee buñ ko defee ba noppi te BBC yooyu ci yàbbi dañuy yóbbu yëf yi ci kanamu office fédéral bu communication bu Royaume-Uni ak bu Grande-Bretagne wala sax bu Irlande du Nord ñoo nekk instance yi nga xam te ni ñoom rek la ñu jagleel ñu àddu ci yenn violation grave yi nga xam te ni moom la ñu teg seen i client avocat bi ne du xaar sax ndax boobu la requête daañu ko déposé tey jii fukki fan ak ñaar ci weeru juin. ma ngoog ñu wax rek ci waa Benno Bokk Yaakaar ak nanu gisee nag kujjeeg politique gi ni ñu doxalee rek ci mbirum Petro-Tim bi ak coow li ci ne ñoom nag ci seen gis-gis rek mooy kujje gi daal dafa mel ni dañuy jël nag dawlin di sotti ci safara si loolu nag mu doon loo xamante ni ci seen gis-gis waroon nañu am beneen taxawaay bu dul boobee ndax fii ci Sénégal gis nañu ni pétrole bi ak gaz bi doon na loo xamante ne ëllëg nag bu sottee askan wi ku ci ne mën nga cay gis njariñ Aïssatou Gueye Ba ci leeral. You knew that he was paying the president of Senegal's brother, so why go ahead with the deal, sir? ay tuuma la yu chaîne britannique BBC def rek jëm ci wàllu pétrole ak gaz waa Benno Bokk Yaakaar di xaar rek luy firndeel ne yooyu tuuma am na rek fu ñu ko teg ñoom ñee jàpp na rek loxoy opposition génnu ci benn yoon. ñi nga xam ne ñoo demoon élection présidentielle ci fan yële weesu te jëlewuñ fa dara ñoo ut banqaas bu ñu jàppandu ngir fexe. jaxase li nga xam ne mooy Sénégal ni mu bindoo. ñoo xam ne la ci réew mi lañ dëkk ki ci njëkk di Abdoul Mbaye homme d'affaires la koo xam ne la mbiru boppam moo ko yëkkati mbirum réew mi musu ko soxal Mamadou Lamine Diallo yi tamit nit koo xam ne la business boppam moo ko yëkkati. Thierno Alassane Sall gannaaw bi nga xamee ne président libéré na ko ci gouvernement bi loolu dafa mel ni dafa des ci xolam ba léegi te xolam dafa féexul. ku sa xol féexul nag gémmiñ gu toj du wax jàmm moo tax moom itamit jàpp nañ ne mer la rek boo xam ne moom lay faj. porte-parole Benno Bokk Yaakaar jàpp ne rek pétrole ak gaz am na solo lool ci réew mi. li Sénégalais yi war a xam mooy koom-koom bi war a jóge ci pétrole bi téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom jëm juróom-ñaar fukk ak juróom yépp fii ci réew mi lay des su dul wàllu bi ñu am ci exploitation bi directement activité connexe yi ak emploi yi ci nar a jóge dina des ci réew mi mu mel ni nag kon ay ingénieurs u Sénégal ñoo nar a liggéey ci wàllu pétrole bi ay chercheurs dinañ ci liggéey ñu nekk ci wàllu marketing dinañ ci liggéey ñu nekk ci wàllu juriste ak avocat dinañ mën a liggéey ci wàllu pétrole bi mbiru pétrole ak gaz jàmm la du safaan. ay wax yu jëm ci mbirum pétrole ak gaz gannaaw ba waa BBC defee ab documentaire bu jëm ci wàllu woowee loolee nag tax kii di procureur de la République daal di rek jël dossier boobu ngir mën koo saytu.
lu ñeel nag contrat yi jëm ci pétrole bi ak gaz bi naka noonu ki nga xamante ni moom mooy Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall ak i ñoñam ñoom nag la ñu jàppoon rek ba yëkkati ci ay kàddu mooy haute trahison bu ñu ko déggee nag war la boo xamante ni jéggi na dayoo bu ñu ko xoolee sax ci wàlluk yoon tooñ bu mag la lu jëm nag ci war boobee maître Baba Diop moom it joxe na ci gis-gisam ndax nee na balaa ñuy wax haute trahison faw rek mu am anam yu bari yoo xamante ne dinañ ci jaax ñu teewlu ko moom maître Baba Diop ci micro Aminata Mbaye Sow. waaw haute trahison aussi ci président de la République pour man loolu yëpp teel na te haute trahison rëy na rëy boo xamante ne nii nag wax dëgg yàlla du ay tuuma yu toll nii mooy tax ñu koy wax waaye loolu yëpp dañuy yokk ci xar mi karaw rek ndax opposition moom ñëpp xam nañ ne seen rôle mooy loolu waaw nañu yokk ci xar mi karaw na coow li bari waaye nag li coow li di bari aussi am na loo xam ne daal wax dëgg yàlla doy na waar leerul ci bopp nit ñi nañu ko leeral waaye haute trahison pour le moment nañu xaar ba déjà lii nga xam ne mooy ñaawte fi leeral nañu ko bu ñu ko leeralee ba pare ñu seet ñan ñooy responsable ndax président am na ci responsabilité bu ci président amee responsabilité nag après ñu daal di xool nan la ñuy mettre en branle procédure bi nga xam ne mooy jëm ci haute trahison te nekk procédure bu compliquée. waxoon nañ ko ci ndorteelu xibaar yi ak luubal nga ñu doon wax rek ca COUD mu toll ci juróom-ñetti fukki milliards ak ñaar ñu joxoñoon ca baaraam nag joxoñoon ci baaraam ki nga xamante ni moom moo nekkoon kon jiital COUD ak ki nga xamante ni moom mooy agent comptable ba procureur de la République di Serigne Bassirou Gueye àdduna ci tey jii ci janoom ak taskatu xibaar yi nee na nag lu ñeel dossier boobu da koy jël rek jébbalaat OFNAC ñu teewlu ko. mu am beneen xaalis aussi boo xam ne toll na ci juróom-ñetti fukki millions ak ñaar. léeg-léeg rapport bi ni juróom-ñetti fukki millions ak juróom-benn léeg-léeg mu juróom-ñetti fukki ak ñaar yooyu ndee na ka nekkoon directeur du COUD ak ka nekkoon comptable am ak ka nekkoon service d'approvisionnement ñett ñooñu daal la ci tuumal fii ci tribunal bi ñu xoolee dossier bi maag samay nattangoo gis nañ ci ni am na tuuti ay problème ndax ci biir rapport bi dañu wax ni ca départ ba xaalis bi dañ ko détourné ca fin ba ñu ni chef service approvisionnement jot na ko te def na ci ay dépenses waaye dépenses yooyu daal dafa leerul kon loolu xam nga dafa jar leeral waaye du loolu kese mooy jafe-jafe yi beneen jafe-jafe bi ci topp mooy nit saa boo ko nee yaa def yoon dafa la sant nga déglu ko may ko moom tam mu wax ci xalaatam su ko deful dossier bi bu ñëwee tribunal juge yi duñ ko mën a nangu moo tax ñu ni comme ci dossier bi directeur COUD boobu fi newoon kenn dégluwu ko laajuñu ko xalaatam yónnee wuñu ko dossier bi comme niñ ko yónnee ki ma njëkk a tudd léegi ñu ne kon lii gën a baax mooy nañ ko delloo OFNAC. ñu àddu ci leneen muy nag dialogue politique bi ab waxtaan la ci wàllu politique nguuru Sénégal seq ko ak mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb réew yi tugal yi tey la woon ci Ndakaaru ñu weccoo nag xalaat ci ponk yu bari jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu jëflante ak bitim réew bu Sénégal moom moo ci feggoo woon ak ki nga xamante ni moom moo toogal mbootaay réew yi tugal yi fii ci suñum réew la ñu waxtaane nag bokk na rek ci li nga xamante ni moom mooy jëflante gi ci diggante kon ñaari réew yi waaye tamit doxalin wi ci wàllu politique ci askan wi ba ci nag mbirum visa yi Ibou Diouf. bi yoon waxtaan ji nag diggante réewu Sénégal la ak waa Union européenne ñu fas yéene toog ngir xool liy gën a dooleel seen partenariat maanaam seen xeetu jëflante yi. ci nag accord bi ñu am dañu war a at bu nekk di gisee di waxtaan di xool fu coopération bi toll li ñuy waxtaan ak ñoom nag day weesu wàllu koom-koom da cee bokk mais dinañ waxtaanee politique dinañ waxtaanee ay questions sociales lépp loo xam ne ay nit wala ay réew war nañ ko séq dinañ ko waxtaan ak Union européenne. Union européenne bokk ci ñi nga xam ne ñooy bailleur de fonds yi gën a farlu yi jàppale réewu Sénégal ñu ne nag am na lu leen boole muy ay partenariat yu bëri te wuute. waxtaanee nañu aussi affaire élection ndax ñu ngi fi woon ñuy rafetlu bu baax ni élection présidentielle bi amee ak jàmm ji ci am nañu nag ay recommandations yoo xam ne dinañ ko def jotaguñu rapport bi bu ñu ko jotee incha allah gouvernement bi ña ko war a tas dinañ ko tas ba ngeen xam la nga xam ni ñoom jàpp nañ bu ñu ko defee yëf yi dina gën a baax. waxtaan ci li jëmale kanam Sénégal ak itam Union européenne bokk na ci liñ fa yëkkati tamit li nga xam ne mooy mbiru visa yi. ñaan nañ leen ñu dimbali doomu Sénégal yi ci wàllu visa
yombal leen seen accueil ci seen i ambassade loolu waxtaane nañ ko rawatina ñi nga xam ne liggéey moo leen di yóbbu comme fonctionnaire yi wala secteur privé wala journaliste bëgg a defi reportage nga xam ni boo ñëwee ci ambassade bi dañ la ko yombalal jox la rendez-vous bu gàtt. toog gën a waxtaan ngir gën a dooleel boobu la jëflante ci wàllu politique comme ak itam li jëmale kanam askan wi. ñu ne nag am nañu yéene amalaat yeneen ndaje laata atum 2019 bi di jeex. ci wàllu koom boobu Ibou Diouf sax dañu ci addu ak rapport di xayma bi nga xamante ni Banque mondiale def na ko ci Sénégal ci wàllu am-am mu ne nag bokk na ci réew yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a néew kon am-am li ko waral nag ci gëstu itam mooy rek ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee ay investisseurs di dégal seen koppar ci réew mi ci jamonoy woteek faluk njiitu réew booy xool du ñu nangoo dugal seen koppar ci réew mi ndax dañuy am lu ñuy ragal ci wàllu kaaraange borom xam-xam ci wàllu koom moom moo gisee noonu mun a jaay ceex na Laurent Mendy lañ ci àndal. Banque mondiale daal di génne rapport boo xam ni réewu Sénégal boole nañ ko ci dëkk yi nga xam ni revenu ba néew na fa loolu bu ñu xoolee bu baax classement boobu coppite amu ca loolu ndax kat 2016 ba léegi loolu la ñuy gis daanaka. ñetti catégorie moo am de manière générale mooy réew yi am doole yi am yu bëri koom ak yi nekk ci digg bi ñu diggu doom ak réew yi suufee yi nga xam ne dañoo néew doole fa lañ bokk ba léegi. bu dente ne maintenant am nga ay perspectives de développement et des perspectives de croissance voilà ce premier trimestre second trimestre bu dente ne la nga doon prévoir demeewul noonu jotoo ko wala agsi wut foofu c'est tout à fait normal aussi parce que dëkk bu jëmee ci ay élections surtout élections yoo xamante bi mu waaj ñëw coow am na ñëpp ñoo xamante dañu bëgg indi seen xaalis seen koom pour investir ci dëkk bi dañuy taxaw tuuti taxaw ndégg ne ndax xamoo après élections yi fi muy mujj. fi mu toll nii ndax mën nañoo wax ni suñu réew dafa dellu ginnaaw. li ñu la wax foofu ay projection la moom laa expliqué noonu maintenant il faut ñu bàyyi encore ba second semestre bi les troisième et quatrième trimestre les activités relancées wu comme ça nga def un jugement global ci année bi. fileeg njeexitalu at bi gëstukat bi ci wàllu koom am na yaakaar ni dina am lu war a soppeeku ndax kat génn nañ ci élection yi wante laaj na ñu amal ay réformes. loolu mënut a ñàkk ndax loo xamante ni bu dee amoo yoroo ko woon donc li nga doon calcul lépp ci sa mbirum koom noo développé sa dëkk mu ko ca boole yàlla def loolu ñëw war a ca yokk foofu loolu nga xam fu nga koy dugal voilà nga gis ne dëkk bi li ci manqué bari na c'est vrai donc an yu weesu autorité def nañ effort yu bari ci mbirum yoon yeeg yooyu yenn infrastructure yi mais boo gisee infrastructure ëpp Dakar la nekk te li am Dakar ñeneen bëgg nañ ko am. donc ñooñu aussi il faut que jàppale leen. jàngalekat bi teg ci ne ndaw yi fi mu toll nii war nañ leen tàggat ci métier yi nga xam ni laale na ak pétrole bu ñu bëggee investissement yi ñu gën koo dooleel ci suñu réew. ñu koy jaajëfal Maymouna Ndiaye ñu yegg ba fële ca Wakam ak coopération bu ñu fa amaloon rek ngir féexal yoon ya rawatina ak mécaniciens yi nga xamante ne ñoom lañu jëlee woon ca VDN ba di ancienne piste ba tey mécaniciens yooyu ñoom nag ñooy yuuxu ndax jàpp nañ ni kon opération boobu nag kumba am ndey ak kumba amul ndey da caa am ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy parking privé yi booy xool kenn laalu leen dañ ci ànd ak Maguette Soirée Diallo Gervais Yao. ay débris rek moo ci des semaine ginnaaw opération de déguerpissement bi amoon ci VDN bi ci ancienne piste bi mécanicien ya ñu fa fekk liggéeyatuñu ndax ñàkk ay clients. ay chômage technique lan ñu yóbbu ñun man dèjà sama apprenti ñoom ñëpp nee naa leen bu ñu xëy si gis nga bagage saa ngi nii di dem feeraay liggéeyu maa ngi nii di lijjanti oto jàmbur yi ñu yóbbu ci man oto jàmbur yi ñu yóbbu laay lijjanti. koor gi yëpp liggéeyuñu mairie bi ñëw na fii imposé ñu jaay ñu doole arrêté suñu ñaari élément ñoom ñi ngi ñaawlu li ñu jàppee ni mairie bi dafa épargner parking privé yi. daa am ñun yëkkati am ñun fi bàyyi mooy benn ngi nii parking bii doon ko fi leen ko bàyyi te bu dee net bii doon ko jaay ak xaalis te pourtant ñun it doon fay xaalis fi nekkoon atelier bi ñu yoroon doon fay xaalis doon ko defaroon mais jënu ñëw ñun leen njëkk a raser ñu wax ñu ne ñu bii dafa fay xaalis. dañoo ñëw bàyyi fi parking privé yi te parking privé yi daanaka yàgguñu fi defaguñ fi 1 mois bi ñëwee léegi yàggu fi. mécanicien yooyu dañoo mer ba fut ndax opération bu désencombrement bu voie publique bi mairie bu Wakam dal di amal lu ni mel du arranger mécanicien yi nga xam ni foofu la ñuy daanee seen doole depuis lu ëpp fukki at ak juróom.
ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak ndaje mi nga xamante ne boole woon na jëwriñ jiñ dénk wàllu wér-gu-yaram médecin chef yi nekk ci diwaan yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite district sanitaire yi la ñu doon waxtaane nag bokk na ci jafe-jafe yi ci wàllu wér-gu-yaram lu ci mel ni rek mbirum garab yi bokk na itam ci bato bu mag boobu nga xamante ni ñi ngi koy xaar fii ci Sénégal ñu gën ko xam ci Merci Chips Kumba Matlo. ci ab daje jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram lëkkaloo ak ñiy yëngu ci wàllu wi ñoom ñooñee nag waxtaanee ay ponk yu am solo. ponk yu ñuy waxtaanee peut-être que du doon yëpp mais yi si ëpp solo bu njëkk bi mooy lu ñuy wax redevabilité mooy ñu dénk mbir yi ñu nekk au niveau territorial il faut que ñu xam ne li ñu leen dénk dañ si xaar résultat dénkuñu leen ko rek ne leen def neen lu leen neex mais dañ leen ko dénk di xaar naka lañ leen di xayma xool ndax liñ leen dénk jog nañ si am déet. bokk na ci liñ fa waxtaanee itam lépp lu mën a ñoŋal formation sanitaire. problème mu gestion des conflits ñu def ko problème boo xamante ne dañ koy gérer mu bañ a nekk problème boo xamante ne rek bu amee rek ñu koy jéem a saafara lu ñuy gérer mbir nag mooy nga fagaru nga fexe ba teg au niveau de la base ñoo xamante ne ñoo koy saytu bu naree am ñu jog si pour que mu bañ a am. waaye bokk na ci tamit waajal ñëwug bateau ONG Merci Chips fii ci Sénégal. bateau bi fi war a ñëw muy bateau boo xamante ne bu ñëwee mois d'août dana fi toog fukki weer pour fépp foo xamante ne si Sénégal gis nañ fa ku jar ñu indi la si bateau bi pour war la mën a opérer rek ñu mën la sélectionner indi la danañu waxtaanee naka la ñuy sélectionner ñooñu parce que dafa war a nekk système bu transparent. weer bu nekk ministère de la santé di amal ay waxtaan yu yaa penco waaye itam sottante xalaat ngir rek lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram mën a jëm kanam. Kumba Matlo cant ak ngërëm ñeel na la tàggat yaram rek ci tënk ak sunu gaynde yi jàppaleen ni kii di Sidi Sarr ak Santi Ngom kon jóge nañu ci tanière bi kon Aliou Cissé di seenub entraîneur fi mu ne nii nag xam na dëgg équipe bi nga xamante ni ñoom la fas yéene liggéeyal mu ànd ci ak staffam Mame Fatou Ndeye du ñàkk ngeen am ko ci xibaar yi ci nasaraan xibaar yooyu sax Chérif Diop ngeen ci fas yéene àndal mbokk yi sant nañ leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti